الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku téléspectateur ITV ñëwaat na ngeen seen émission bi ñu duppee les grandes conférences gis ngeen bi nga xamante ne weeru gàmmu teru na ba léegi ñu ngi leen di gunge ci waxtu wi fii ci ITV démb ñu waxtaanee lu amoon solo mooy li nga xamante ne mooy man huwa rasul kii la prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Serif Adrame Diop ak nga xamante ne mooy Hadj Mansour Seck mu nekkoon émission boo xamante ne retour yi ñu ci am très positif. tey nag dañuy toogaat ba léegi Tiwaawoon bu ne Tiwaawoon nag duñ dem gaaye Tiwaawoon nañuy toog Imam Fall dina leer loolu on va parler li nga xamante ne mooy le licite kasbul xalaal bi nga xamante ni moom mooy philosophie économique de El Hadj Malick Sy mu nekk loo xamante ni tey sunu ñaari invités yi moom na ni maanaam jàppale tey ma am ñaari invités yoo xamante ni ay kilifa nan ce sont des universitaires ki nga xamante ne moo nekk sama ndeyjoor muy docteur bu ne docteur nag mooy jàng bu bënn la n'est-ce pas Mouhamed Mansour Dia mu nekk universitaire nekk maître de conférence dina si ñëw si présentation yi maam ki nga xamante ni moo nekk sama gauche amaat beneen docteur tey ay docteur la am ñoo xamante seen jàng maanaam leer na bënd na waaye itam xam na nañ ci yoon bi yoon wi nga xamante ni mooy Seydi El Hadji Malick Sy xam na nañ ci ils sont crédibles de par leur discours et de par leur pertinence donc ki nga xamante ni mooy docteur El Hadj Mounirou Ndiaye bien sûr nag Imam Moussa Fall toujours moom moo ñuy jàppale suñu émission Imam Moussa tey gis nga am nañu suñu ñaari invité tey ñu nar a waxtaan li nga xamante ni mooy kasbul xalaal nooy campé débat bi kasbul xalaal. waaw tabarakallahu dañuy delluwaat ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp nuyu mboolem téléspectateur ak téléspectatrice bu ITV ndokkale ñëpp tabarakallahu ci weer wu tedd bi di nuyu di dalal sunu kilifa yu baax yu teew ci jotaay bi tey macha allah Hadj Mansour ak Hadj Mounir macha allah di leen ñaanal jàmm ba lépp lu génn ci seen làmmiñ yu tedd na nekk kàddu yu defar te yàlla bu leen seytaane dab bi ci des tabarakallahu ñu nuyu la Hadj Biram macha allah kasbul xalaal dafay dellu rek ci jàngal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom dafa daan orienté nit ñi ci ñuy dundeelu lu dagan daan wax naan nit dundeewul lu gën lu mu liggéey ci loxoom daan wax naa yonent yàlla Daawud li tax ma fonk ko mooy da daan liggéey da daan dundee la mu daan liggéeyee bi ci des mu wax ne yawmal qiyaam am na conséquences yu muy jur ndax kullu laxmin nabata bi xaramin fa naaru awla bihi bu fekkee dundeewoo lu dagan dundee lu xaraam keroog yawmal qiyaam mun na la jural jafe-jafe ba sa jugement jafe ba safara mën a purger tabarakallahu lëndëm yooyu nekk ci yow kon yaakaar naa bu dee maam Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa ne sunu yonent bi laay roy fu mu teg tànkam dinaa ko fa jéem a teg moo xam mu gën maa yaatule wala mu gën maa matle waaye fu mu tegg rek ma jéem a teg yaakaar naa itam dina topp boobu modèle te incha allah am nañu yaakaar ne kilifa yi teew bu ñu développé daañu am firnde ci boobu xalaat incha allah. jërëjëf imam ci débat bi nga campé damay commencé sama ndeyjoor par docteur Mouhamed Mansour boo doon présenté wu pour Sénégalais lambda bi di seetaan tey ITV looy tënk ci yow pour ñu xam yaay kan. asalaamaaleykum imam Biram asalaamaaleykum imam Mousse asalaamaaleykum Seydi Mounir maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen jox seen wàccuwaay di nuyu itam téléspectateur télévision bi ak technicien yi maa ngi tudd Mouhamadou Mansour Dia nekk docteur en sociologie pour wax ni sociologue la enseignant chercheur à l'université virtuelle du Sénégal nekk maître de conférence titulaire en même temps maa ngi nekk chef de département bu sociologie. Macha Allah une belle présentation docteur El Hadj Mounir. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman man maa ngi tudd El Hadj Mounirou Ndiaye nekk économiste di enseignant chercheur ci université bu Thiès bokk aussi ci xadara Cheikh Seydi El Hadji Malick ñu am kuréel bu ñu tuddee prospective 50 ak yeneen kuréel liggéeyal Mame Maodo Sy ñu ci nekk di ci yëngatu boobu ba léegi ñu ñëw fii rek tey dañuy taataan rek échanger ak yéen parce que xam nañ li ñuy def bëgg a def fii yéen ñu ko gën a mën seen yaatu ak seen mbaax rek moo tax ngir yaakaar ne ñun am na lu leen ci mën a yokk kon nag ñu leen ci sant leen ci gërëm di leen vraiment jox seen wàccuwaay
macha allah. jërëjëf El Hadj Mounir sëñ Mansour si yow la ñuy commencé bu nu seetloo tey on parle de kasbul xalaal mooy fàggu lu dagan donc le contraire mooy lu xaraam on parle aussi de philosophie économique de El Hadj Malick Sy lan mooy philosophie économique El Hadj Malick Sy lan mooy philosophie c'est-à-dire c'est quoi la philosophie économique. Imam dañu sàkku ñu waxtaane ci wutin wu dagan wala wutin bu lew. parce que alxalaal mooy bu lew wala bu dagan ci falsawu Cheikhul Hadji Malick Sy. bu ñu waxee l'homme économique rek day restreindre trop. parce que nit dafa bari ay aspect social mu ngi ci psychologique mu ngi ci économique mu ngi ci ak yeneen te kan mooy wuti nit mooy wut moo tax Cheikhul Hadji Malick Sy ci falsafawaam wala ci pensée wam di nga gis ni Cheikhul Hadji Malick nit dafa am ouvrage boo xamante ni nit la ko réservé. bari na yoo xamante ni comme boo jëlee Fakihatu Tulaab boo jëlee lu mel ni Kifaayatu Raaghibiin société lay waxal mais boo jëlee lu mel ni Qantaratul Murid nit lay waxal muy l'apprenant. boo jëlee ci Qantaratul Murid Cheikhul Hadji Malick Sy mi ngi wax ci nit ki naka lay def ba wut ba du ñàkk naka lay def naka lay nelawee naka la war a lekkee le rapport de l'homme à la science mu ngi ko ciy wax le rapport de l'homme au savant mi ngi ko ciy wax le rapport de l'homme au savoir mi ngi ko ciy wax naka la nit di war tànnee ay xaritam lépp le rapport de l'homme même à l'autorité Cheikhul Hadji Malick Sy mi ngi koy wax ci téere boobu mu tuddee Qantaratul Murid. ñenn ñi mën nañ la wax ni Qantaratul Murid ak Cheikhul Hadji Malick Sy da am ci ku mu ko jëlee bindee ko parce que ki ko njëkk a bind mooy Abul Hasan Abu Hanifa mais boo xoolee ci philosophie dafa am théorie bu jafe ñu ngi koy tuddee la théorie de la déconstruction ki ko théorisé au XXe siècle c'est Jacques Derrida mais boo xoolee Qantaratul Murid di nga xam ne Cheikhul Hadji Malick Sy théorisé na ko bien avant parce que mooy nga jëlee loo xam ni ngalam la wala përëm la nga def ko mu nekk wurus taalimu mutaalim bari na ñoo nekk ci daar yi mosuñu ko jàng intéressé wu leen or boo demee Qantaratul Murid même à l'université on s'intéresse à Qantaratul Murid parce que Cheikhul Hadji Malick Sy dafa jël ci téere boobu def ko ci loo xamante ni boroomam sax defu ko ci woon te moom moo ko présidé ci boppam am na fu mu naan fa haadihi arjuzatun taxallati faraida zarnuji xaysu xallati fa rubbama ataytu biziyaada an gayrihi tatimmat al ifada sammaytuha Qantaratul Muridi taalluma al ulumi lil muridi mu ni fa haadihi bii téere arjuzatun rajaz benn xeetu poésie la on n'est pas là du day xóot pour ñu wax ci boo xam ni faraida zarnuji wurusu zarnuji moom la ci def xaysu xallati fépp su ci wàccee mu ni muy préciser wa rubbama ataytu bari na boo xam ne indi naa bi ziyaada ci ay dollante loo xam ne amul woon ci téere origine bi muy taalimu mutaallim amu ci ma indi ko ci lu tax an ayrihi ma jëlee ko ci kaneen te timmatil ifaada ngir ma mottalik njariñ c'est-à-dire pour utilité téere bi gën a bari samaytuha tuddee na ko Qantaratul Murid mooy pont de l'étudiant cela veut dire que taalibe bu war a jàng jël outil bi mu war a jël wala ngay jaar Saint-Louis entre Sor ak nu mu tudd sax goxu mbàcc boo jaaru ci point boo matu di nga lab kon nag téere bii muy Qantaratul Murid outil la boo xamante ni tous les apprenants dañ ko war a yor pour mën a am li ñuy am foofu nag ci Qantaratul Murid Cheikhul Hadji Malick Sy mi ngi wax ak l'homme dans sa totalité wala pour reprendre Marcel Mauss mi ngi wax l'homme total kon nit ki ci boppam naka lay def minal mahdi ilal lahdi du berceau au tombeau naka lay def ba réussir sa vie bu ma ko waxee nag je parle de sa vie de sa réussite économique. Très bien macha allah donc vous avez vraiment campé le débat docteur en tant qu'économiste Hadj Malick parce que bu ñu xoolee li ñu miin mooy économiste yi dafa am ay ce qu'on appelle des théorèmes ak des théories ak yoon yoo xamante ni nañu wax lii mooy économie définir la mooy macroéconomie la mooy microéconomie boo ñëwee ci biir jàngale maam El Hadj Malick Sy nga ñëw économie classique bi ban link nga leen defal. jërëjëf oustaz je pense que pour ñu mën a wax ci Cheikh Sidil Hadji Malick parce que il faut ñu préciser ne Cheikh Sidil Hadji Malick wax ci moom dina xaw a metti parce que moom dafa ñaan
que ñu xam ko ëllëg kon pour ñu xam ko fii xëy na dina métti mais yàlla def na mu dox ci jamonoom doxun bi bu dëppook jamono ba ak la cay topp parce que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ñooy ay patron am ginnaaw yonent yàlla Muhammad Cheikh Ahmad Tidiane Chérif la jël def ko patron donc il faut nga xam ñooñu li ñu indi woon ak lañ ko digal ba mu ne mën nañ maa ëpp tànk waaye man fu ñu teg seen tànk dinaa fa teg seen tànk nga xool yonent yàlla Muhammad ban économie la doon jéem a doxal nga xam ne moom mooy ki njëkk a taxawal état buy dox ci tànku diine yépp maanaam laa ikraha fi diin juif bi chrétien bi parce que même boo xoolee en 1492 bi Ferdinand et Isabelle demee conquérir l'Espagne bi ñu fa ñëwee dàq musulman yi ñu dem fondé ji l'empire ottoman bi mu dàqee musulman yi bi mu fa duggee dafa dàq juif yi mais juif yi fu ñu daw dem empire ottoman ne ñee de seen patron mu yonent Yàlla Muhammad jàngal na nu ñu yore état yor ko ci équilibre kon yonent Yàlla Muhammad mu njëkk a taxawal état gérer ko ci équilibre nga ñëw ci Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nga xool ne ku ci ne époque am la ñëw boo xoolee Cheikh Ahmad Tidiane Chérif damay faral def parallélisme ma ne leen Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bi mu jamonoom dafa dëppog juste révolution industrielle machine commencé am àq commencé bari il fallait mu am ay subventions yu nit di jëfee pour mën a compenser dugg ci jàkka jaamu yàlla pare taal sa oto bi saxaaral ay nit àq yooyu yàq sa julli ñu jox la ay subventions salatul fatiha donc boo xoolee man chaque fois damay def parallélisme dama naan ñi ku ci ne ñëw nga sa époque yonent yàlla Muhammad époque bi mu ñëw il fallait que yàlla xiiral ko xiiral maanaam ñëw ci époque boo xam ne da ngay xiiral pour 2000 3000 ans yoo xam ne ci la diine boobu di wasaaroo Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ñëw ci jamono mais Cheikh Sidi Hadji Malick ban jamono la ñëw mooy jamono tubaab bi samp ba dëgër nga xam ne bu defoon erreur rek li ñu def ñeneen dañ ko koy def fii nekk vide la nature a horreur du vide su ko defee Iblis day récupérer Sénégal mu def tactique ak ñoom la ñuy doxal ñu doxal ko moom mu doxal la muy doxal frottement bañ a am frottement bañ a am ku ci ne lakum diinukum wala yeddi ku ci ne nga doxal sa diine waaye man Maodo ñaar laa leen ñaan benn ba moom mooy suuf yoo xam ne fu sama muxaddam nekk bu bëggee tabax ngeen jox ko titre foncier pour suufu jàkka ak suuf boo xam ne dinaa mën a dund ci sutura ak samay nit ci équilibre ak mesure. kon loolu mooy justifier jàkka yu bëri yi. mooy jàkka yu bëri parce que boo xoolee en 1991. bi ñu defee recensement dañoo trouvé ne Sénégal am na 4741 jàkka mais 38 moo ci nekkuloon sous le jour de Seydi Hadji Malick soit moom moo ko fa tabax wala Sëriñ Babacar ay doomam wala ay muxaddamam. ci 4741 38 selon les statistiques de 1991 c'est vérifiable donc pour te dire que moom dafa fexe woon ba jéem a def le link entre la vie matérielle et la vie spirituelle mu nekk exercice bu metti ci moom parce que boo xoolee jamono boobu boo xoolee alaa ya rasulallahi abdal wara fahana bi min an nasara wa man xafa tariquhum gis nga foofu mi ngi ñaan yàlla ne ko rek ñii lu leen neex mën nañ ko def mais man yàlla ci sa man-man sa doole ak leeru waa ji nga ma booleel Muhammad yàlla nag ma may man à côté ma def li may def ba tax tey ji boo xoolee boo demee Ndar da ngay fekk zawiya Sidi Hadji Malick nekk ci wetu palais ba. Bien sûr parce que bañalu leen seen diine parce que loolu fu mu ko jàngee yonent yàlla Muhammad bi mu demee ba wóolu boppam sallallahu alayhi wa sallam pacte de Hudaybiya nu mu def dafa ñëw ne yéeféer yi même ku dawee si yéen ñëw ci man dama koy delloo. mais ku dawee ci man ñëw ci yéen téye leen ko parce que boobu xam na la muy def ci biir nit ñi. donc il incarnait le vivre ensemble. exactement donc loolu mooy fondé Seydil Hadji Malick ñu doon dundee yonent yàlla Muhammad nag li nga xam ne mooy économie moderne ñun ñu koy jàngale ci université yi. ñun xam nañ xel ne li ñuy jàngale ci université yi tey jii économie manière bi ñu koy jàngale nga xam ne ñi am doole muy capitaliste yi ñoom ñoo dem defaraat université yi subventionné ko fay économistes yi ñuy doxale théorie nu muy fexee ba nit ki di am rek ñii di gën a ndóol ñii di gën a am économie boobu di fondé àdduna bi moom la ñuy jàngale fépp te gis nga crise bi mu créé ba tey jii ñun li ñu rassuré moom mooy ba tey jii jëlaguñ pensé wu Seydil Hadji Malick ak ni mu daan doxale ñu yëm ko doxale ci économie xëy na bu nit ñi demee ba ngiro di leen dellusiwaat ne waa Maodo waa ji moom nu mu gisee woon économie Maodo ni mu gisee woon économie mooy ni ko yonental Muhammad gisee parce que yonental Muhammad musta dajale xaalis bu ko dajalee woon rek mu nekk sunna tey jii man damay dem tuyaaba laa ji am ndaxte sunna la kon xaalis boobu ñu ko dajalee wala xaalis kenn du ko dajale xaalis yàlla dafa rëbb sax ñi koy dajale di ko compter waylun likulli humazatin lumazatin allazi jamaa maalan wa addada yaxsabu anna maalahu déet nu ñu def xaalis yaa bi xaalis ni ko yonent yàlla Aysa jàngale mooy support la pour dem ci yàlla parce que Seydi Hadji Malick daf ne
ñett yi dina am mooy sama yaram bii lu ma ko sàmm suufa koy mujjee ku ma laal raxasu sama mbubb mi lu mu rafet dinaa ko mos a gis ci sën li ma lekk lu mu neex am na fu muy mujjee ci kon nag man Maodo loolu du ma tax a ñaaw moo tax damay faral di nettali ne ku gis dund yonent yàlla Muhammad gis li Seydil Hadji Malick daj ci moom ci bind pour wane ko parce que boo xoolee bu ñëwee ci sens du gàmmu lan la wa dhakkir fa inna zikra tanfaul muminin jàpp nit ñi chaque année nga woo leen wax leen saw dëgg wax leen ne waa ji ngeen di jéem a topp de nii la meloon bu leen ko fàtte parce que nit mooy insaan l'oublieur day fàtte wala asr innal insaan la fi xusr nit moom bu juddoo buy dox ci temps rek mënut a nekk dul ci njuumte donc il faut ñu koy chaque année ñu koy woo di ko rappeler Muhammad daan dunde nu mu daan conseil économique boo xoolee si Chérif ci moom laay daanele dafa am benn kër boo xam ne kii moo ko mayoon buur bi maamu Xasan bi mu ko mayee ci xelam mu ne kër gi de xëy na lewul parce que buur a ma ko may su ma ci dëkkee mu nekk riba bu ma bëggee connecté wu ak sama borom liggéey bi ma liggéey sama maam ci wàllu baatin kon dootuñu ñëwati parce que day am interférence parce que am na riba mu bañ ñu dem roi bi di ko convaincre ba benn jour yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne ko jëlal kër gi mais nag chaque fin du mois na nga génnee li fay kër gi di fay location nga di ko fay ba ay ati at ba kër gi mat njëgam waaye wax na la dëgg moo ko moom ci la Cheikh nangoo kër gi gis nga kooku ni mu ragale riba ba xam ne bu duggee ci yaramam dina ko déconnecté ak boromam mu delluñ ci yonent yàlla Moussa ba mu dëkkee kar Firawna nu ko yàlla def da koo génnee setal ko ba mu set pour connexion mën a am ko safara ne ko ñëwal kon Cheikh Sidi Hadji Malick lim ñu bàyyee ci wàllum bind ñu gis leer gi ci nekk dina xam ne kii ku sonn ci boppam ci wàllu lekk riba ak lekk lu baax mu dem ba nga xamante ne bii soow sax boo ko joxee mu ne man Maodo xamu ba xam bëy bi wala xar mi laal na toolu jàmbur ba war koo lekk mu sorale ma ak sama borom. macha allah jërëjëf docteur Mounirou ci leer bi am solo yi je pense que moom doy wane ni pratique la maanaam Hadji Malick économie da ko pratiquer bay sóor sa meew buñ ko tegal buñ ko gaar ndax da ko war a jëfandikoo wala lu dafa xam ne nga xamante ne mooy cosaan bi mais imam les premiers commentaires par rapport ak définition yi nga xamante ni docteur Mansour ak docteur Mounirou génne nañ ko. waaw bëgg bu baax parce que campé nañu débat bi. te orienté nañ ñu. def nañ focus. ci Seydil Hadji Malick ndax moom boo bëggee xam économie am fa nga jaar ci surtout xantaratul murid dama ciy faral di inciter jàngkat yi parce que dëgg-dëgg ay principe am daf ko fa partagé mu jar a bàyyi xel dafa am il avait affaire à des citadins Saint-Louis Dakar war a dem Rufisque. les 4 communes donc 4 communes yi bu ñu taxawee mu war a wax ak ñoo xamante ne ils ont été formés par l'Occident. beneen bi foog mu namm seen pas-pas ba colonisation avec assimilation bi nga xamante ne moom la tubaab doon def une colonisation directe nga français di ko def bu mu déteindre ci seen pratique religieuse moo tax Seydi Hadji Malick réussir na ci ay étapes ci dundam boo demee ci teesu professeur Rawhan Bay mu koy nettali dem bi mu dem Njarnde c'était une forme c'est-à-dire d'isolement ngir dajale fa muqaddam yi former leen ci ay principe am génnee fa ay génération nag ay promotion li mu leen daan sant képp kuy dem mooy fa ma lay affecté ñett na fa sampu pour wax la ne dafa bàyyi xel problème économie muy jàkka jooy jaamoo sa borom daara jooy jàngale ndaw yi ak tool bu ñuy bay tool bi day dundal jàkka ji nit ñi dundal te tool bi day dundal taalibe yi dundal jàkka ji mu nekkoon itam koo xamante ne ci côté économie dafa nekkoon nitu daara boo xoolee trajet am di jàng consacré wul boppam lu dul jàng ba bis jot mu war a réviser muy leb ay sondel li ko poussé à ce que mu gën a intéressé wu ci économie loolu la ba mu di leb sondel ka muy leb sondel sànni ko bat xamal ko ne ko wuti dërëm moo gën ngay leb loo mënta fay ci la dem delluwaat fi ñuy woowee ngambu ci le nga xamante ne ay toolu maam fa wadwele la woon ñu ngi tudd gaaya sànq ci bor boobu mu nga xam ne héritage am la mu dem récupérer ko di ci bay boole mbay bi ak tabarakallahu jàngale bi allier les deux nag jàpp ne bii bu rawee bii rek déséquilibre am parce que nit ñi am na foo xam ne boo fa tollee boo bëggee moom sa bopp boo bëggee libre doo doxee bor doo sëgg ci kanamu ñenn ñi doo def bassesse li imaamul Ghazali tuddee du xuulu madaaxili suu i dem ba nga xam ne da ngay jonkoon fa warta jonkan ngir ñàkk
mu ne loolu boo bëggee pekk xam-xam wax ak nit ñi il faut que nga affranchir sa bopp ci loolu moo indi nag mu tëral modèle économique à côté ci jàngale bi muy jàngale ci daara ji. jërëjëf Imam Moussa Fall ci leeral ak commentaire yi tey suñu thème mooy kasbul xalaal le licite docteur Mansour kasbul xalaal mooy fàggu lu dagan yaa ngi wax ni wala lu lew après nga préciser ma ñaan di détail est-ce que dara dana lew dagan wala lu lew dagan na mais bu ñu ñëwee Sénégal gi ñu nekk jamono ji nga xamante ni léegi nit ñi dana yittewoo am alal léegi Maam El Hadj Malick yan critère la teg ci taabal bi muy yoon yi nga xamante ni moom la nit ko war a jaar pour fàggu li nga xamante ni mooy lu lew. Imam jërëjëf Cheikhul Hadji Malick am na benn lu mu teg ci kaw taabal ji wax ni lii mënta kasbul xalaal mënta am te lii amul. dafa def une mise en relation entre deux concepts. le concept de al xirfatu muy activité professionnelle ak al xalaalu mu bindal kay ci boppam sànq wax naa xantaratu mu di moom moo ko bindal boppam. am na fu mu naan wa rabbuna muallimun alfa xarfi alfa xirafi abal waral haabita min ala al irafi wa qaala man araada min awlaadika quutan yaishu dahrahu fi zalika mu ni wa rabbuna suñu boroom muallimun aji xamala la abal wara bàyyi minnet muy Seydina Adam alfa xirafi junniy métier alhabita mooy ki ñu sippee min alal arafi ci gën jaa kaweek asamaan si muy Seydina Adam bi ko yàlla wàccee da ko ànnaleeg 1000 métiers yu muy def. donc Adam est venu avec des métiers. très bien ça de base. am na fu ko yàlla di wax surtout Baqara. wa allama asmaa kullaha wa ala malaa'ikati wa xala anbiya bi asmaa haa'ulaa in kuntum saadiqiin kon bi mu ñëwee ci àdduna nit ñi amaguñ fi woon de. al asmaa yooyu mooy ay liggéey la woon. lépp noonu ay yàllaa xam asmaa yi moom. mooy lépp mais en même temps Adama am na lu mu xam lu malaaka yi xamul. ok mais ci biir itam parce que malaaka yi soxlawul des activités professionnelles. ok malaaka yi ñii yàlla leen teg pour ñuy sujjóot rek ñii pour ñuy sabar rek la ñuy def moom yàlla xam mais ku ci nekk lenn ngay def mais nag Adama yàlla da ko xamal lu mu xamalul malaaka yi. en même temps mu jox ko ay activités professionnelles. te nag Cheikhul Hadji Malick Sy moom. sànq imaam wax na ko. ku amul activité professionnelle mënoo am sa ngor. ku amul activité professionnelle ci kersa ngay dëkkee. kon nit foofu muy liggéey. ah waaw. Seydina Adam Seydina Muhammad commerçant la woon. Seydina Nuux menuisier la woon. Seydina Moussa éleveur la woon. yonent yi ñoo gën a tedd ñëpp même yonent yi dañu amoon ay activités professionnelles. Cheikhul Hadji Malick Sy bii ñuy wax commerçant la woon. en même temps agriculteur la woon. sëriñ su mag sa nga xam dañu doon sàmm seen ngor te daawuñu wax parce que bokk na ci ay li naan des biais scientifiques li nga xam day tax chercheur du atteindre l'objectivité bi mu du objectif mooy par exemple ki ëmb sa sa muraake ëmb sa kersa ki lay financé moo lay orienté nit ki nag bu bëggee nag waxal yàlla kese du dépendre ci kenn day am métier. mais docteur malheureusement la situation actuelle nous les Africains d'ailleurs sénégalais nous sommes tous dépendants de l'autre parce que dañu wax ni moo ba léegi moo yore sànqal si mais boo xoolee départ bi mag ñi amoon teel a leeral nga wut métier pour être autonome mais combien de temps nañuy libre. lii Xantaradul Murid bokk na ci téere yi nga xam ni bindoon parce que Cheikh Hadji Malick yaakaar naa 1909 la ñu yóbbu woon pour diwaan bi. mu révélé 1914. 1909 léegi mën na 100 ans Xantaradul Murid laa wax lii Cheikh Hadji Malick wax na ko. chômage bi ñuy wax naan xaw ma 40% wala yu ma xamul bu doon nit ñi am nañ métier yaakaar naa duñ fa yegg. mais pourquoi jaaguñu téere ba comprendre lan moo xew. lii de moom leer na moom Xantaratul Murid moom ci dëgg-dëgg ku ko bëgg matul sax 500 francs su ma juumul te nag yemul ci bind ko da ko pratiquer. mais pourquoi man ni Tiwaawan laa dëkk xam naa ni Cheikhul Hadji Malick xam naa jàmm gën xam naa Jaksaaw dem naa fa jàmm ci la ñun ñëpp dégg nañ ko Gosaas ñun ñëpp dégg nañ ko. faatu na bàyyi na fi sëñ Babacar xam nañ toolu jàmm gënu sëñ Babacar xam nañ baal xam nañ ko faatu na sëñ Mansour ñëw na fi keneen ñëw na fi xam nañ seeni tool sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin ñëpp xam nañ buleel kon li ñu gis mooy sëriñ si nga xamante ni ñoom
lu ñu bëgg a wax nit wax ko dépendre woon ci nit moo tax ñu mën a wax li ñuy wax ñoom en tout cas lii la ñu bind lii la ñu théoriser aussi lii la ñu pratiquer keneen ku def la leen loo neex nag bul ni Cheikhul Hadj Bass lii dama jàngal li mu jàngale leer na nañ bind na fi ñu bàyyi fi alxaraamu bayyinun wal xalaalu bayyinun te Cheikhul Hadj Bass nag nañ ci dugaat surtout booy dem ci entre alxalaalu surtout bon dafa am lu am solo loo xamante ne mooy lu lënt traité na ko lu bari ci xantaratu murid mooy ñu mutashabihaat yi da insisté na ci lu bëree bëri nit ku bëgg a dundee ngor nit ku bëgg a dundee lu xalaal mutashabihaat yi da koy éviter non da ci soo ko traité lu bëree bëri ci xantaratu murid moo tax bu naa ci revenir jërëjëf innal xalaala baynun wa innal xaraama baynun moom mooy xam naa moom la docteur yi junju fa baynahuma umuuru mushtabihaat te nag laa ya'lamu kasiirun mina naas waaye foo man waxam fi shubahaat waxam fi xaraam ku dugg si lënt yi dugg nga si yi nga xamante ne mooy yu xaraam yi mais docteur yow en tant que économiste booy xool jamono ji ñu toll en tant que yéen ay universitaire mag ñi nekkuñu ay université classique yi nga xamoon mais souvent nit ñi dañ dem jàng ba xaw a sore nga yër téere mag ñi di rendre compte que da nga perdre temps bu bëri ci université bi parce que ce sont des choses déjà dites et écrites et d'ailleurs pratiquées par rapport li ko docteur wax mais sama problème moom mooy instant bi léegi est-ce que ñun dañuy toog yem ci théorie yi c'est sama problème moom mooy kañ docteur na ñuy jëriñoo ci mag ñi lu ñu bind kañ. waaw xam nga loolu ful la ak fayda bi waroon pour que ñu bañ ñoo dugal ci yenn yi xam nga il faut nga def la part des choses benn bi moom mooy li taxoon Seydil Hadji Malick bind alaa ya rasulallahi parce que xam na ne ñii système bi ñu indi daf leen a jaral lu ne dafa jaamaalu système ba fa nekkoon daf leen a jaral lim leen jaral ba nga gis tey jii pour nga génn fi laïcité wala nga génn fi république démocratie yooyu nga xam ne day jàddaloo nit ñi parce que xam nga Seydil Hadji Malick booy jàng ay bindam moom dafa def exégèse li ñu tuddee exégèse mooy dafa gis alquran mu xam ne lii il faut mu tas ko mu woyofal ko xorobetal ko ba gars yi mën ko consommer parce que dafa danse mu jël sunna mu xorobetal ko ay Kifaayatul Raaghibiin ay Xantaratul Murid ay jazb ay maanaam da wàcce ci teene bi voilà yooyu mais chaque fois boo defee connexion ak alquran xam nga tey jii ñun bu ñu xoolee Seydil Hadji Malick ni mu doon dundee des fois da ngay dem ba mujj gi nit ñi sax des fois li Seydil Hadji Malick di wax dañ koy ruus a wax maanaam xam nga am na fu mu ne ci Kifaayatul Raaghibiin laxat laxiinaa zamanan ajaba zamani alxayri fiihi bila shakkin ala daxal maanaam loolu wax bu ragadu la mu ne daf ne ñi ngi ci jamono ca jamonoom la doon wax moom ñu ngi ci jamono boo xamante ne bii de lu baax mi ngi mel ne monoxyde de carbone boo xam ne ay pepp oxygène moo ci nekk voilà maanaam dana lu bon daf ñoo wër ba nga xam ne ñun ñi fi bëgg a yiiw pepp yiiw yi yooyu nag war a jël di ci dund parce que lu bon rek moo jamono bi ñu nekk àgg nañ foofu pour te dire que donc exercice soufisme bi Seydi Hadji Malick doon développé lépp mi ngi ko jëlee ci benn système d'alerte boo xam ne ci alxuraan la jógee xam nga tey jii boo xoolee yàlla day ñëw mu ne wala xad xalaqnal insaana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid boo demee ci alxuraan aussi yàlla da lay dugal ci ay équilibre nan la wala wa shamsa banaynaaha bi aydin afala wa inna la muusi'uun après ñëw ne wala arda farrashnaaha fa ni'mal maahidun après mu ne wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn la'allakum tazakkaruun c'est-à-dire que yàlla dafa defar ay équilibre mag ñi équilibre yooyu dañ ko comprendre équilibre sa biir yaram maanaam bul lekk xorom su bari parce que mën na la indil tension bul lekk suukar su bari bul lekk bu bari mën na indi nelaw doo jaamatu yàlla équilibre yi nekk sa biir yaram yi nga xam ne boo ci enfreindre mu indil la problème sa biir santé moo taxoon ñoom ñu bind yi ñu bind di ci soññ nit ñi ak équilibre de la nature tey jii excès yi am ci àdduna bi maanaam production jël jën jaay ci liñ ci jaay sànni am ñeneen ñuy xiif boo tax boo xoolee àdduna bi tey jii système moo fi am mais principe amu fi ñoom principe yooyu ñoom lañ taqaloo woon nag di ko jéem a développé. benn système moo fi am principe amu fi. non système moo fi am parce que système Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy da ci daan débattre lu bëri système moo indi tey jii 90% population àdduna bi li ñu am ci xaalis 10% yi ñoo leen ëppale. c'est-à-dire que boo jëlee àdduna bi ñaari junniy nit ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett nit
ñoom ñoo moom téeméer boo jël ci àdduna bi alal ji 90% yi. dépasse les GAFA. voilà su ko defee mu nekk système d'accumulation boo xam ne li ko théoriser. xam nga ñenn ñi ñoo yor. ñenn ñi ñoo yor li ko théoriser nag mooy système boo xam ne dañoo jël alxuraan ak sunna nërmeel christianisme topp islam bi nag di ko taqal. maanaam diina daal. diina ji leen jël teg fale indi laïcité indi seeni république li yàlla waxoon jox ko ay yonent ak ay saint ñu théoriser ko nit ñi war see sukkandiku ñu nërmeel ko indi ay news maanaam ay xalaatu nit yu na sax mu jël àdduna bi indi ko fu mu indi. moo tax sànq ma ne la man je suis am naa mbégte ci ba tey ji testé guñu li Seydi El Hadji Malick proposé ci wàllu économie basée sur le licite nga xam ne mooy créer équilibre yi sa biir yaram doo lekk riba bu lay sonal jaww ji aussi doo ko amel àq boo xam ne mën na jur ay dérèglement climatique ñu ñëw naan dafa taw fii dafa ngelaw fee donc loolu pour ñu appliquer ko ci société bi dafay nekk loo xamante ni lu difficile la te boo xoolee foofu laay jeexalee seen Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum aussi des fois dama koy cité lu bëri parce que moom def na exégèse ci loolu bien sûr daf ne Seydi Hadj mi daan war naan danaan ñaan naan yallaahu farzuqni rafahiyatan laysat bi waahiyatin rabbal xaliqaati xamul tax parce que Seydi Hadj Malick moom li mu daan ñaan moom mooy ni plus ni moins que le nécessaire parce que lu ëpp da lay dugal ci ay xam nga tey ji société occidentale yi lan moo leen yàq moom li leen yàq moom mooy benn genre modernisme excessif boo xamante ni bi moo tax dëkk yooyu bi ñu demee ba am alal ba teg alal ji lu mu leen dugal ci seytaane affaire góor jigéen affaire mbewte affaire xawru affaire nangam moo tax Seydi Hadj Malick ñaan lim ñaan daan ne yàlla nag ma may nag juste pour que may xam ne dafa war a jeex ma wutiwaat bañ a tëdd rek di naan ataaya di noppalu ma xam ne aussi ma mën a suturlu comme sànq ni ko mooy li mënta ñàkk li mënta ñàkk mu nécessaire mooy théorie de l'équilibre gis nga économie yi ñuy jàngale nii la théorie de l'équilibre est partout nit nag moom mooy ki nga xam ne day judd rek nafsoon corrompre ko mooy wa na'lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu moom mooy nit ki day judd rek bakkan beeg bët yeeg yooyu accaparer ruux bi di ko proposer ay propositions yoo xam ne moo tax il faut que ne comme que nit moom day fàtte comme que nit moom vraiment mooy l'oublieur ki nga xam ne day fàtte moo tax Seydi Hadj Malick créé ay gàmmu pour que à chaque fois ñuy ñëwaat ci pensée Muhammad di tympaniser nit ñi naan leen waa ji ni la daan defee góorgóorlu leen bu ñu demee atum lëm ku ñëw man mi bu ma ñëwaatee am na lu ma fàtte ci diggante bi ñu fàttalewaat ma pour que ñu mën a jege lii mais fi nga njëkkee poser sa question moom mooy li tax pensée yi appliqué wuñ ko mooy xam nga yàlla laa tasubu dëhru fa inna allaha huwa dëhru yàlla moo bëggee àdduna bi nii te am na lu mu ci wuntu mooy jaxase ko ba mu jaxasoo mu ñëw ne maa koy lijjanti xam nga tey li koy lijjanti mooy lan mooy delluwaat ci li mag ñi wax parce que yàlla day dem ba mën nit ñi ne yéen fi ngeen ngiroo nii acca delluwaat leen fi ngeen ngiroo nii delluwaat leen te loolu ci leen jëm parce que innal insaan la fi xusr nous sommes dans la perdition l'humanité est en perdition mais ñi ngi gën di parce que boo xoolee même religieux yi tuub yéeg ci àdduna bi mi ngi xaw a commencé nit ñi ngi dem ba naan waaye ñun gis nga fi ñu jaar nii vraiment du yoon bi donc yàlla moom mooy jamono moom moo bëgg jamono demee nii mais bu ñu demee ba yegg ca wallahi li yàlla wax nit ñi dana dem def ko jërëjëf docteur Mounirou Ndiaye si leer yu am solo yi ak docteur Mansour imam ba léegi gis nañu docteur ak suma ñaari docteurs yi fi ñu génn am na solo trop rawatina ci pensée yi je pense que ils sont un peu philosophiques c'est ça noxee wàcc tuuti tamit waaw bu ñu ko bëgg a wàccee dañu delluwaat ci fi mu daanalee dafa cité Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum il reflète la philosophie de Seydi Hadj Malick parce que dafa nekkoon koo xam ne ay pratique am ak ay théorie am dafa méngoo ba ci sax la ñuy naan benn mag benn guddi benn dëgg appliqué na ko mujj benn mag benn dëgg benn guddi maanaam Seydi Hadj Malick demoon na ba am slogan boobu kàddoom bariwul benn yoon lay génn wax ak fidèles yi delluwaat loolu mooy modèle gàmm bi muy wax Serigne Cheikh reflété na ko ci dundam demoon na ba mujj gi benn guddi lay génn door message bu doy waar delluwaat làqatu ci biir économie itam boo xoolee doxalinam da nga ciy gis philosophie Seydi Hadj Malick ca tool ya ca nekk nag un opérateur économique fépp fuy indi développement ci luy tax nit dund def na ko beneen bi mooy li am solo alal jëluñu ko pour denc ko jëluñu ko pour puukarewu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi maa ngi koy wax ci benn xadis di ko waaj a rombee di waaxu di liggéey saxaaba yi ne law kaana hada fi sabilillah daw gi muy daw bu ko doon daw ci yoonu yàlla dana neex mu ne attention bu dee mu ngi daw pour yii mu ngi daw ci yoonu yàlla bu dee lenn lak moo ko tax a jóg dawul ci yoonu yàlla ñu ne ko yan ak yan la mu ne bu dee dafay daw pour bu amee
di suturaal ay waajuram yu mage ci seen dund ak ci seen faj ak yu aju ci loolu mu ngi ci yoonu yàlla. bu dee dafay daw ngir njabootam gu muy dundal mu ngi ci yoonu yàlla. bu dee dafay daw ngir sàmm ngorom ba du def lu mu war a def mu ngi ci yoonu yàlla. waaye bu dee dafay daw pour ostentation wane ne ni la toll puukarewu mu ngi ci yoonu seytaane. kon daw wuti loo am équilibre la waaye boo ko amee ba pare bu mu fëkk sa xol te bu ko denc buy mel ni da nga fiy sax loolu tamit feeñ na ci seen philosophie moo tax Seydi Hajj Maalik ay ñaanam boo seetee buy wax léegi ci wàllu mutashabihat tahir lana min danasil harami wa shubhatin mujibatil malami mu ngi ñaan yàlla mu setal ko ci lépp loo xamante ne lu xaram la waaye mu musal ko ci yi nga xamante ne mutashabihat la te bu yàggee nga dem ci ñu lay yedd ndax day xaram da ko doon ñaan ci lu bare ba ci ala himmati fajal ilahi adiyatan li an surtout xurran xaalisan kulla wijhati yàlla xam naa ne daal li may lay ñaan mooy nga tënk ma mag sama njaboot ba ñu set ci bépp boor bu ñu dara fëkk am bi pour suñu dund équilibré la pour ñu jaamuwaat la waaye wutuñu ko ngir nag puukare wutuñu ko pour def ko suñu dund kese kon jaamu yàlla ak liggéey la boole woon ci macha allah jàngale. jaamu yàlla ak liggéey imam Moussa Fall docteur Mouhamed Mansour on va continuer dañ gis ni Cheikh El Hadj Malick Sy dafa doon insister ci li nga xamante ne mooy xalaal donc di préciser parce que boo dégg baax sax imam mi ngi koy junj. mooy ci li nga xamante ne mooy lënt yi parce que xadis bu moo koy firi boo yàggee suy lënt yi yaa ngi dugg ci yu xaraam yi léegi loolu nu koy comprendre jamono ji nekk. xam nga kii dem ci kii éviter lu lënt du yegg ci lu xaraam. te moom lu lënt da ci doon insister bu baax a baax. am na fu muy rapporter toujours ci xantaratul murid parce que ki ñëkk a bind. taalimu mutaallim abul hasan dañ ko wax ni wuttal nu benn téere bu ñuy leeral bu ñuy benn téere daal ci commerce wala loo xamante ne mooy tax ñu xam li lënt yi. benn guide d'orientation très bien ça. wa qila li cheikh il karim ibn hasani ala tasnifu min az-zuhdi al hasan dañ ko wax ni ko liggéeyal nu benn guide d'orientation ci commerce. mu ni ko wa qaala qad sanaftu min fil buyuu'i alayhi daa'iman rida as-samii yaani bi anna man taxaruza subuh min attijaaraati fa zaahidun nabiha moom daal li mu ne wax c'est simple mun leen ci wàllu commerce képp koo xamante ni mi ngi éviter yu lënt yi jàpp leen ku dëddu àdduna la. koo xamante ni mi ngi mot yu lënt yi éviter ci biir commerce. parce que tamit nit ki moom mënoo xam maanu na wala jub na te laalul xaalis. ki nga xamante ni mi ngi mel ni bukki ban ko waxee ni ku gën a ñàkk ci dëkk bi muy indi ka nga xamante ki gën a nay ci dëkk bi mu kii indi ka amul non kii dafa amul rek. mais ki nga xamante ne ay milliards lay gérer nga gis ko mu jub yorelul kenn kooku mooy ki dëddu àdduna. ki nga xamante ne dafa toog ca kaw ga yorul dara taxaw naan dama dëddu àdduna non kooku dëddul àdduna. ki nga xamante ne il est milliardaire guddi gu jot mu dem bàyyi fa lal bu neex bi tëj yor si jaadaam kooku mooy ki dëddu àdduna. te lu mu wax ñooñu. El Hadj Maïs ma loolu la wax ki nga xamante ne mi ngi ci ay am na bu ma Pape Oustaz Diène laa ko mos a dégg dafa am ñaari frère. kenn ki mi ngi ci àll ba yor ay taalibeem benn taalibeem mi ngi mel ni Dakar muy ñëw ci ville bi muy dem ci ville bi nag mu sëriñ bi ni ko boo demee nga ni am na sama mag bu fa nekk nee ko maa ngi koy nuyu bi mu demee nag avant muy ñibbi mu jaar ci sëriñ bi nekk ci ville bi comme Dakar bi mu ñëwee nag mu ni sëriñ kii commerçant bi fi nekk multimilliardaire la mu ni ko sa rakk ja nekk ca dëkk ba mi ngi lay nuyu mu ni ko mu ngi ca dëkk ba di bëgg àdduna rek li mu wax taalibe bi xaw ko jaaxal parce que kii mi ngi taxaw luxe rek moo ko wër kee mu ngi fa taxaw di tëdd ci ay basang yu ma xamul mu naan ko na bàyyi dëdd. maanaam boo xoolee seen bët. très bien ça kii moom mi ngi ci aisance mi ngi ci luxe. effectivement mi ngi ci kii ñu ne kee mi ngi ci àdduna bi. bi taalibe bi delloo ca dëkk ba ñemewu ko wax sëriñ bi mu dem rek toog. sëriñ ba nag ni ko sama mag yi nuyul nga ma ko mu ni ko waaw mu ni ko waxu la dara mu ni ko déedéet mu insisté mu ni ko déedéet mu insisté troisième fois mu ni ma waaw am na lu mu wax dani ma yaa ngi nga bàyyi sa dëdd àdduna bi nga bàyyi sa bëgg àdduna bi mu ni ko wax na dëgg mu ngi ci ay milliards mais gisul milliardam man maa ngi ñàkk mais sama bët teg naa ko ci milliardam maanaam dañuy confondre loolu noonu
réew mi am na ñoo xam ne multimilliards daan métti ñu dëddu àdduna la. parce que am na ñu dëddu àdduna te teewul soxna yu rafet ngay am parce que loolu farata la. am soxna farata la. ah Seydina Muhammad jamonoom am na saxaaba yu bari Seydina Ousmane bokkoon na ci Seydina Aboubacar bokkoon na ci ñu jékki-jékki ni dañuy dëddu àdduna bëccëg gi dañ koy woor guddi gi dañ koy jaamu yàlla wax ji di kii ba Seydina Muhammad dégg ko mer ni ko yonent laa maa leen gën te man jigéen damay dikkal ma dem ci damay yëgu jigéen ma dem ci jigéen kon nag sunna la ngeen am soxna kon nag dëddu àdduna non non nit équilibre lay am nit dafa war a am équilibre kon dëddu àdduna nekkul nekk ci benn rokk làqatu un guide sax à plusieurs reprises Cheikh Hadj Massi wax na ko nit un guide warut nekk en retraite. mais da nga naan dégg ay kilifa yoo xamante ni ñoom danaan ragal lekk lu saf suukar sax ngir bañ yëg bànneex bi pour jege seen borom mais est-ce que loolu. non Cheikh Hadj Massi moom daan na ko def parce que da daan xamul ni nag bi ruur na toolu jaam mooy mutashabihaat yi wala déet. waaw loolu moo tax mu daan éviter loolu mais amul wali yi yaakaar na Ibnu Hanbal parce que wali yu dëgg-dëgg warut a toog benn jour bu mu yorul soxna. nga ni. Ibnu Hanbal bis bi nga xamante ni ci la robee soxnaam bi muy ñëw ci la ba takk soxna parce que wala yu dëgg-dëgg pour sa wilaaya mat waroo toog benn jour boo xamante ni waroo am soxna. maanaam soxna yi dafa bokk ci wilaaya yi. effectivement. soxna wala yu dëgg-dëgg day am soxna. mais célibataire am na maxaama yoo xam ne mënu ko am. débat bi nag moom c'est on est venu pour parler de Cheikh Hadji Malick mais am na maxaama yoo xamante ni célibataire mënu ko am. waaw mais loolu. docteur je pense que li muy wax ni c'est très important. parce que wal arda farrashnaha wa ni'mal mahidun yàlla équilibre lay wax même suuf si boo xoolee bu yàlla ne baynahuma barzakhun la yabghiyaan mooy l'équateur parce qu'il a fallu que yàlla créé ñaari parties suuf yoo xam ne laalante wuñ mais ñooy wëndeelu bii équilibré 32% 68% pour ñu mën a wëndeelu war suuf si donc suuf si wurta am benn pepp suuf bu ci yokk buy tax mu basculer mais nit aussi ci équilibre boobu la ko yàlla dëxëñ dafa soxla ay besoins yu nekk ci yaramam yoo xam ne mooy tax mu am équilibre parce que xam nga tey jii bu ma joxoon xeer ne la sànni ko mu dugg fii boo ko sànnee day romb boo ko sànnee tuuti fii la jëm mais sànni ko mu dugg fii gis nga équilibre yooyu moom mooy fonder l'existence de l'homme parce que boo xoolee même équilibre yooyu moom moo fonder sa biir yaram ba nga war a lekk lu yam def lu yam Seydi Hadji Malick boo xoolee ci téere yi muy tudd ay zajrul xuluub ak ay yooyu yëpp da ko ci rappeler à chaque fois day insister si nit lan la wut ëppal naan booy bëri lekk te reesul nga lekkaat day jox feebar sëy bu bëri da day jox feebar yooyu boo xoolee yi muy lim nooyu moom mooy exercice bi nit war a def pour équilibrer ci biir yaramam mu bañ a amal àq yaramam ba pare bañ a amal àq nit ñi équilibre boobu di ko gérer mooy waral bind yu mel nii su ko defee nit donc comme que yàlla def ne wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn la'allakum tadhakkarun moom mooy que ne kon nit comme que daa fàtte yàlla ne ko kon boo xoolee ne man lu ne dama cee créé ñaar xanaa war ngaa réfléchir mooy que ne yow li ngay gis nii am na beneen réalité boo xam ne moom nga war a nourrir parce que fii kullu man alayha fan donc équilibre yooyu moom la mag ñi di daan théoriser à chaque fois di ko tympaniser nit ñi parce que c'est pas un exercice facile wa mal hayaatu dunya illa mataa'ul ghurur ñu bëri nanguwuñ ko de dañuy bëgg di ci dund bu baax ba pare bëgg a am fële tër affaire bi gestion d'équilibre la boo xam ne lépp li mu war parce que Cheikh des fois da daan tooñ naan yàlla nit moom cin la rek waaw gannaaw ba nga bàyyee la yàlla tere nee na lu nga cofte dara nekku ci gannaaw bi nga bàyyee la yàlla tere waaw nee na lu ne nga cofte dara newu ci waaw parce que nit cofte rek xam nga équilibre moom mooy l'équilibre et la mesure boo xoolee prophète yépp ku ci ne am nga loo indi mais li fonde existence su nit muy équilibre et mesure yonent Yàlla Muhammad moo ko indi même en économie bu may jàngal étudiants yi dama naan leen la nature est un bien limité parce que foofu ñaari courant la dafa am ce qu'on appelle les courants orthodoxes moom mooy dof yi capitalistes yi ak libéraux yi ma tudd leen ay dof am les économistes hétérodoxes mooy ñi nga xam ne dañoo gëm ne suuf si bien limité la bu ñu deful attention day jeex mais loolu yàllaa ko njëkk a wax wa in min shay'in illa indana xazainuhu waaye nag wa ma nunazziluhu illa bi xadarin maalumin lépp dafa am limite wa ahsa kulla shay'in adada donc limite yooyu mooy régir aussi dundu nit ki dans le temps et dans l'espace
te Seydil Hadji Malick toute sa théorie moo tax ma ne bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga ñëpp dinañ demaat dellu ci Maodo pour xool kii nan la doon dundee ak li ñu proposé lan la par rapport ak yàqu-yàqute yi am ci jamono bi. macha allah jërëjëf docteur mais imam je sens toujours dans le discours l'équilibre boo xoolee docteur Mansour ak docteur ñi nga xamante ne mooy Mounirou mais équilibre boobu est-ce que tendance bi nekkul ba léegi ñun on a du mal à en tout cas à s'équilibrer ñu dox normal ñun instant bi jeunes yi di nga gis kenn ku nekk du nekk suñu bopp jeune talibé bi li mu bëgg mooy am iPhone 11 bi léegi ñu prépare iPhone 12 bi le cadre peut avoir par exemple R+4 wala benn Range Rover. Est-ce que loolu moom mooy kii parce que bu fekkee dégg naa tamit docteur nee na un milliardaire mën na doon àdduna léegi mu ngi créer équilibre boobu parce que instant bi ñëpp ñi ngi bëgg am mais est-ce que ñi ngi bëgg am pour am wala dañu bëgg am pour suñu ruux yi jege suñu borom. parce que milliardaire boobu pour ma dolli ko. waaw mooy que ne milliard boobu tegul xaalis bi di ko compter. ay jumtukaay la xam nga sax Seydi Hadji Malick bi muy génn ay jumtukaay la bàyyil njabootam. bàyyiwul alal ji ñuy compter de di ci xëccoo. déedéet parce que alal ji du dara. mais bu nekkee en utilisation mooy milliardaire bi nga xam ne daan la man de sama xaalis bâtiment la bu nekk fee nit ñi luyee ca di fay location ay ñuy nettoyer di fa nettoyer may fay courant di fay ndox leneen li ab tool la boo xam ne gaa yi nga fay gaje seen vie mais du xaalis bu ma jël rek def ko ci ay saaku dugal ko ci compte di ko compte ñooñu la yàlla wax leen waylun li kulli humazatin lumazatin allazi jamaa maala wa addada pourquoi parce que yàlla dafa compter lépp ba mu mat lu la ëpp rek am na ku ci aju moo tax mu wax ay zakat ay na ngeen di partager wan fa xiif fi sabilillahi kon parce que c'est pour gësamaat. très bien parce que boo xoolee même yàlla bi mu ne innal insana xuliqa halu'an iza massahu sharru jazu'an wa iza massahu xayru mannu'an lu mu ci rek illal musallina lazina an salaatihim daa'imuna wa lazina ala amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrumi donc yàlla alal waxul lu ñuy dajale di ko compter comme ni nit ñi def yor compte bancaire des fois ñu dugal sa carte xool na milliards yi mi ngi fi. alal baaxul. non da ngay jël ay biens parce que am na ñeneen ñu ci war a dépendre da nga war a créer ay tool créer ay société kon yow instant bi sa compte amul dara. non man sama compte moom dara dërëm newu ci waaw parce que Seydi Hadji Malick laay am sa compte. waaw parce que bu ma nee dërëm sax moom mooy que ne bon li ci nekk weccit lépp. ndeysaan imam. xam nga li muy wax dafa am solo. parce que alquran bu muy wax alal. dafa ne da ngeen koy dépenser. wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fiihi. kon dañoo war dépenser. kon alal nature am mooy muy génn. di wër. li kay laa yakuna duulatan bayna al-aghniyaa. wallaahi ba ñu nekk benn bloc bu ñu dugal entre les riches. wallaahi maanaam modèle bi ñu dugg tey li mu wax ni mooy mu tuddee ñoo xam ne seen bopp nekkul ci ñoom moo ñu tënk alal ci benn bloc nee na bu ñu ko defee rek àdduna du dox. beneen bi yonent bi alayhi salaam li ñu jàngal day delluwaat ci philosophie Seydi Hadji Malick mooy i'mal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamutu qadan mooy équilibre. jamono bi ngay wuti yaa ngi naan li may am kat. bàyyi ma wut ci lu ma jaamoo sama borom ndax am bi dana ma équilibré waaye danaa ci sëriñ Mansour radiyallahu ta'ala anhu borom daara yi dañ ko mos a fekk ci saalam muy maye di maye ba si yàgg mu ne man xam nga lu ma dal su may maye damay kontaan. je ressens du plaisir. le plaisir de faire plaisir loolu amoon ci wàllu maye. mu ne su may maye damay bëgg. bu nit bëggee ma bëgg. waaw moo tax sëñ Abdou Aziz Al Amine ñu ngi ko doon tooñee ne bu banquee dafay feebar ndax daf ko wóor ne nit dina ñëw am soxla du ko mën a jox. dafa bëgg fu mu toll rek équilibre moom xoolal kon objectif bi muy am ci am alal mooy am ko pour ku ñëw nga dimbale ko. bokkul ak am ko pour bew bokkul ak am ko pour topp tendance. bokkul ak am ko pour yëkkati sa bopp ci benn niveau. donc yooyu yëpp ay jàngale la yoo xam ne boo demee moom mu ngi koy wax sax ci Qantaratul Murid Seydi Hadji Malick mu ngi koy préciser point par point. di bëgg yow mi nekk ndaw lii maanaam boo équilibré wul ne da ngay def rek jaamu yàlla kese. da ngay dem ba day jur ci yow tayal ndax nee na fekk na ndaw yi ñuy wasifa mu dugg mu dàq leen te wasifa farata la ci ñoom ci boobu jamono mu leen fii li gën a doon farata ci yéen mooy ngeen daw wuti mu dem ba si yàgg ci daara ji mu tere bépp ndaw muy def naafila yor da ko tere woon ndaw yi parce que nee na paresse lay jur ci yow 13h 14h midi nga ne da ngay dem lal sijaada def sa nawaafil ndax jaamoo ko sa borom mu ne heure boobu heure liggéey la kon dafa am ay liggéey yoo xamante ni mag a koy liggéey. parce que nee na retraité woo da nga nekk sur le terrain am ku ko seet si heure liggéeyam waxtaan bu si yàgg na ko dama sàcc ci sama heure liggéey seet si la mu ne ko boo delloo nga def ko heure supplémentaire parce que toog bi nga fi toog xaram na ci yow. la darara wala dirara mais c'est ça qui est important loolu dañ ko war di fàttali ndaw yi nag macha allah. docteur dañuy jéem a conclure suñu émission. tey jii bu fekkente dañ nekkoon di wax kasbul xalaal la licite ci li nga xamante ne mooy philosophie économique bu El Hadji Malick Sy yow boo doon tënk pour nit ñi mën ci gën a profité parce que yaatu na.
j'ai beaucoup aimé li docteur wax mooy équilibre yi nga xamante ni mais yow gàdd naa baax li nga wax ni kii moytu li ñuy sikk kii moytu loo xamante dafa am doute lënt waaw maanaam lu am lënt la wala lu loo xamante ni am na doute du tàbbi si lu xaraam mais léegi noo koy wàccee ba tey jii maanaam njaboot gi mën ci jëriñu may jeexalee mooy kasbul xalaali am na conséquence kasbul xaraami am na conséquence ok dundee lu lew am na ay conséquences dundee lu xaram am na ay mooy conséquences conséquence conséquences yi am na conséquence spirituelle dundoo lu lew dundee lu lew ak lu xaram yépp bu ci nekk laa Détail. bu ci nekk am na conséquence spirituelle am na conséquence sociale am na conséquence psychologique d'accord may ñëw ci bismillah benn muy dundee lu lew déjà wala ñàkkaa dundee lu lew parce que Cheikh Al Hadj si toujours ci kii téere bi nee na wa innahu xuzinatu taatu fi xazainillahi bila xulfin yafi muy topp yàlla nee na miftaaxaa caabeem ak duaa u mooy ñaan topp yàlla caabeem mooy ñaan mais wal asnaan lu koy dëgëral alxalaalu Cheikh Al Hadj si bi maanaam pour ma wax lu ñëpp mën a dégg nee na képp koo xamante ni lu lew lay dundee lu mu ñaan mu nangu kuy dundee lu lew lu lew ki nga xam lu xaram lay dund na nekk sëriñ bi gën a mag ci àdduna bi du ñaan mukk mu nangu ki nga xam lu lew lay dundee même bu dee yéeféer lu mu ñaan mu nangu kon xëy rek di ñaan maanaam am na ay yoon lii moom moo ko waxal boppam ñaan dafa am yoon ci histoire yaakaar naa ne Moustapha Tamba professeur Moustapha Tamba bind na ko bi Maba Jaxu Ba di attaqué Buur Siin am na ku ni ko Cheikh Hadji Omar waa effectivement waxoon na ni ko bis di nga attaqué ji Moustapha Tamba indi na ko dans sociologie au Sénégal di nga attaqué ji Siin mais na nga ci tey parce que am na buur bu fa nekk muy buur Siin nit la koo xam lu lew lay dundee te kuy dundee lu lew lu mu ñaan mu nangu te d'après boo déggee récit yi ñu wax di nga xam ni sur le plan mystique la buur ba kii na Buur Siin ci le plan mystique la daanee Maba Jaxu Ba parce que boobu noonu Lat Joor nga xamante en ce moment là bokk na ci Lat Joor mi ngi woon dans l'armée de Maba Jaxu Ba mais sur le plan mystique la ko kii woon kon dundee lu lew arme la dundee lu lew moom kuy dundee lu lew loo ñaan mu nangu mais kuy dundee lu xaraam sur le plan spirituel loo ñaan du nangu kon est-ce que loolu nekk suñu problème lii daal moom parce que ñi ngi ñaan de teg affaire bi ngi dëgër ba mais léegi ñaan yi ñaata allahumma te yàlla nee na wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai iza daani waaw léegi moom je peux dire que plus de 80% wala 90% ñaan yi moom allahumma yi bari na trop mais ca dëgg-dëgg yi ciy nangu wala ni ñu ko bëggee bariwul parce que tout simplement dundee lu xaram yi moo ëpp dundee lu law là looy sur le plan spirituel sur le plan social dundee lu xaram li muy indi mooy day indi injustice dans le pays injustice bu bëree frustration dana bëri frustration bu bëree nag tôt ou tard révolte dana am wala rébellion dana am wala révolution dana am kon corruption conséquence la dundee lu yooyu arab yëpp ay conséquences la rek mais des conséquences sur le plan social corruption beeg yooyu yëpp parce que tamit day dem ba la justice est faite est là pour une catégorie de personnes. ñenn ñoo ko tax a jóg. ñenn ñee ko tax a jóg. les faibles souvent mais au lieu mu représenter les faibles tel ne sera pas le cas. Ça c'est sur le plan social wax naa sur le plan spirituel wax naa sur le plan social sur le plan psychologique tamit bu yàggee da ngay dem ba manque de confiance en soi. waaw da ngay dem ba da ngay booy dundee lu non ki nga xam ne lu xaram lay dundee. waaw day dem ba il n'a pas la confiance en soi. C'est ça. Il vit dans le doute. Il vit dans l'insécurité. demal en Occident par exemple ku ci nekk yaa ngi tiit en tout moment pour yow war na la xaw ma je ne sais pas terrorisme wala dara personne n'est en sécurité. génn nga mais yow yaa ngi génn mais pour yow. ils ne sont pas zen quoi. Personne n'est en sécurité donc psychologiquement tu n'es pas. donc nag mais bu dee pays bi Sékou Touré du ma tàgguma kenn mais Sékou Touré daan na ko wax Sékou Touré boo ko xoolee même trajet bi la daan jaar benn yoon lay jaar oto du kenn du ko kii te nee na kenn ñemewuma agressé kenn ñemewu def kii coup d'état mais parce que justice la tegoon ci pays am xaw ma lu occidentaux yi daan wax mais dans son pays fexewoon na ba sécurité fi am
ba kenn du tooñ kenn donc fexewoon na ba loolu am ci dëkk ba loolu moo tax psychologiquement il était zen donc yooyu da ciy baax jërëjëf yan donc am na conséquence sur le plan psychologique oui sur le plan spirituel et sur le plan social macha allah mu nekk am solo yan kàddu ngay tënkee maa ngi leen di sant leen remercier ngeen xam ne nag kàddu yi di ci jub ci yàlla la lu ci matadi wala lu ci dëng suñ matadi la macha allah docteur Mounirou en tant que économiste lan nga bëgg tënkee parce que j'ai beaucoup aimé ñetti éléments yi mu jël muy conséquences directes yi nga xamante ne mooy psychologique spirituelle ak li nga xamante ne mooy social en tant que économiste ce qu'on appelle les interdits en économie yoo xamante ne mooy jaarul yoon comme corruption yooyu yan conséquences nañu mën a jouer directement ak ñun bu ñu doon jël li nga xamante ne moom mooy le côté contraire bi yan conséquences positives lay jur. waaw xam nga lépp rek dañ koy delloo ci alquran. parce que boo xoolee xuruuf salaatul faatihi li koy structuré yëpp. ay aaya alquran la ak taysiir bi aussi turu yàlla yi Seydi Hadji Malick lépp lu mu def rek da nga koy dëppale ak alquran. wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun yàlla lim ñu créé nii yëpp pour que ñu connecté wu jëm ci moom la. connexion li tax mu am interférence ñàkk lekk lu xalaal ci la bokk. parce que fil yi lay connecté ak yàlla li koy xomaat loo ba des fois booy woote téléphone muy def kër noonu doo déconnecté wu ba mu jigi mu arrêté loolu xaraam la moo tax tey jii ñaan yu bëri demuñu. kon yu xaraam day brouiller. day brouiller interférence yi day brouiller day créer interférence ci réseau yi parce que réseau yàlla moo am ak réseau iblis imma shakiran wa imma kafuran wa hadaynaahu najdayni inna hadaynaahu sabilan ñaar da ngay connecté wu jëm ci iblis wala connecté jëm ci yàlla iblis lu bon ngay connecté woo ñoom kon seytaane yi moom boo defee lu bon rek ñu dunde ko moom kon la logique voudrait que ki nekk lu xaraam connexion bu day gaaw kuy lekk lu xaraam pour connecté wu si iblis moom day gaaw taf mu yëgee la fi nga bëgg a da ngay gis ba nit di mooy yàlla ñu may ko juróom million ci saasi fii foo rek moo fi am doole parce que dañoo jël téere yàlla yi teg fële jël seen i wax bopp teg fi kuy foo mooy am xaalis ku nekk ci lu bon mooy am xaalis mais ki bëgg a dem ci yàlla il faut mu sonn parce que kooku connexion am lu set moo koy constitué imma shakiran la mais imma kafuran yi aussi mën nañ connecté wu yàlla moom nee na foo bëgg rek ma gidale nga dem donc loolu moom mooy li nga xam ne mooy réalité bi ay réseau la rek comme réseau yi Expresso wala kii yàlla moom ñaari réseau la xam mooy réseau ak réseau iblis am na réseau nag li tax doo connecté wu ku ne xam na ko donc réseau bu ne la koy constitué nga war a utiliser pour connecté wu yàlla lu baax ak lu xasanaat ak lu baax la ngay connecté woo ci moom iblis lu bon ngay def ñëw mu gaawalal la parce que des fois damay wax gars yi mooy leen saay-saay yi bi ñu leen ne inna rabbakumullahu allazi xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala arsh dañoo ñëw les saay-saay yi daan ne mais yàlla moom bu mënoon dina créé ci benn jour parce que moom 6000 ans la créé parce que nee na benn fan ci moom junni at la ci ñun wa inna yawman inda rabbika alfa sanatin mimma ta'uddun ñu ne waaw mais yàlla moom bu mënoon ci 24 heures lay créé benn fan yàlla ne leen man je temporise maa créé temps dama koy dundal ku bëgg lu gaaw demal ci iblis la temporisation est de Dieu la précipitation est de Satan iblis moom defal lu bon voilà il defal lu bon jëm ci moom mu gaawalal la nga am lu gaaw lépp baax yàlla nag bëggal lu baax il faut mu metti di xool li ngay lekk xool li ngay def adduna bi li fi nekk ci alal 90 000 milliards de dollars moo fi nekk ci paie ci produit mondial brut ñaata nga ni 90 000 milliards lañ fiy créé ci alal ci adduna bi chaque at mu jot te pourtant 60 000 rek la ñuy lekk wala lu ko ëpp donc de 25 000 milliards yëpp kenn soxlawu ko pourtant lii dundal ñi pauvre matul 100 milliards de dollars mais lépp dañ koy accumuler parce que seytaane moo fi ëpp doole te seytaane képp ku bëgg a ànd ak moom ñëwal dund gu neex ku bëgg a ànd ak moom ñu xoxotal la te loolu moom moo nekk voies yi nekk ci kaw suuf Seydi Hadji Malick nag moom bàyyil nañu legg te boo xoolee Alaaji Abdou Aziz Dabakh ak Seydi Aboubacar Sy magam ni ñu dunde woon nga xam ne Seydi Aboubacar Sy bi mu ñëwee tey jii bu fekkonte ne bi laïcité doxul ci réew mi dañoo doxaloon li yàlla wax kon tey jii daayira yi ñooy nekk ONG yi nekk association yi di doxal ci charia mu am équilibre ñuy dimbali ñëpp teg ko ci yàlla ci bu ma defee xasanaat yàlla defal ma ko ci yàlla loolu amul waaw parce que bon système yi moo tax ma ne la yàlla moom jamono mais jamono yooyu nga xamante ne maam El Hadj Malick ni mu dëgëre woon jàmmal la tubaab bi avec sa philosophie et sa diplomatie pourquoi les jeunes maintenant système bi jafuñu si dara li di subir waaw xam nga Seydi Hadji Malick moom jamonoom mi ngi doon doxal li mu bëgg fa mu koy doxalee waaw tey jii xëy na Seydi Hadji Malick tubaab yu ñuul yi xam nga tubaab bu xees bi moom moo tane woon sax ci yow mën nga def li nga bëgg El Hadji Malick xeex ak ñoom ar fermeté bañ bàyyi ko ma def li mu bëgg a def mais tubaab bi ñuul bi mu ñëwee moom dañ ko gën a nax
tubaab bu ñuul mooy kan dugg ci ay loge ak dugg ci ay affaire franc-maçon. kan tubaab bu ñuul bi. tubaab bu ñuul yi mooy ñu fi nekk nii di ñu diriger rek. parce que ñoom. mooy ñi nga bu bokkal fekkoon classe télé bi tey jii man. non du ñu ma bokkal classe mais dama ne tey jii damay laaj rek. man du ma ne Sénégal dafa war nekk république islamique non c'est pas mon problème mais damaa gëm ne li yàlla wax nañ jéem a fexe ba muy impacter li ñuy dundee suñ ko deful xam-xamu nit ñi buñ bàyyee xam-xamu yonent yi ak xam-xamu yàlla teg ko fi jël leneen nit crise yi ñu yoon nekk ci at jamono la moom la ñu jural te boo xoolee amoon na ay système d'organisation yu xew boo xoolee Seydi Aboubacar Sy ba muy créé Daïratul Kiram en 1927 lan la woon c'était pour inciter nit ñi au lieu ñuy wax ay hadiya ñu jël suñuy xaalis ak suñuy doole sëñ bi bokk ci ñëpp bokk ñu créé ay caisse di dajale bu kenn amee problème ñu faj ko bu kenn bëggee investir ñu créé ay coopérative di bay ak yëpp su ko defee loolu mën a jël koom loolu nag amu fi doole xëy na ñi fi am doole tey jii bon c'est vrai que ay doomu jullite ci nekk du mën a ñëpp bon nañ ci nguur yi am na ci ñoo xam ne dañuy doxal affaire xam-xam tubaab dëgg mais am na ci ñoo xam ne ñu baax lañ du mën a ñëpp bon nañ waaye nag des na pour que vraiment liñ bëgg ci dëgg mu am. jërëjëf docteur Mounir looy tëjee. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment comme ni ko oustaz Mansour waxee rek vraiment di wax ne wax ji daal vraiment lu ci dëng rek ci sunu matadi la waaw lépp lu ci jub nag seen yaatuwaay la ak barke yonent yàlla Muhammad ak leeru yàlla. on a été vraiment honoré seen discours ak auteur bi avec les références wax dëgg yàlla macha allah imam looy tënki. xanaa sant rek comme ni ko ñëpp defee bég ci jotaay bi lool ndax ba ñuy tàmbali dañoo ñaan mooy ñu tàmbali bismillahi rahmaani rahim bu ñu àggee fi nag war nañ sant. ndax bu ëllëgee boo ñuy sampaat mu dolli ñu. bi ci des mooy nañu incité ndaw yi. ñuy xool bindu mag ñi rawatina Seydi Hadj Malick ñaan boobu mu ñaan ginnaaw wazifa walaziman ad-du'a ba'da al-wirdi la'alla tasulu duna tardi am na contenu ndax muslu na ci yu bare tudd na ci tubaab bu weex bi ca la bon ci moom min sharri nasara waaye tudd na ci tubaab bu ñuul min sharri salatin kon yooyu war nañ ko bàyyi xel bu baax xam ne yu bëree ngi fi yoo xamante ne mag ñi bàyyi war nañ ko xel démb buñ ci dugaatee rek yàlla mën nañu may ñu amat beneen départ bu gën ndax gis nañu ne système yu bëri échec na te ñëpp a ngi bëgg a seet ban mooy le modèle parfait jàpp nañ ne modèle mag ñi mooy le modèle parfait yal nañ ci yàlla bool dimbale insha allah. macha allah modèle mag ñi mooy modèle parfait muy kàddu yi nga xamante ni imam Moussa mu ñu ko tënkal noonu tey nag seen émission li ñu doon waxtaan yi nga xamante ne mooy kasbul xalaal mooy fàggu li nga xamante ne mooy lu dagan je pense que liñ ci gën a jàppee rek mooy équilibre bi doomu aadama bi soxla que nit ñi alal ji maanaam outil rek la outil boo xamante ni pour gën a jege borom bi waaye warul nekk benn outil boo xamante ni dañuy sore suñu borom bi ñaari connexion ñoo am nag ñooy xool imma shakiran aw imma kafura donc loolu leer na nañ kenn ku nekk boo xëyee yaay xool nag fan ngay connecté wu waaye ñi xam ni heure boo nekkee ci lu xaraam sa connexion yaa ngi koy wàññi si côté borom bi di koy yokk feneen bi day mel na connexion da lay xëcc boo nekkee ci lu dagan rek bay xëcc la boo nekkee ci araam bay xëcc la donc doo flotter yow li ngay def rek moo lay connecté je pense que mën nañ ko déggee noonu mu nekk loo xamante ne am solo kon kenn ku nekk boo xëyee jëf ji ngay jëf mooy créer li nga xamante ne mooy sa connexion je pense que loolu leer na moo doon tey seen thème li nga xamante ne mooy les grandes conférences bu si kanamee di ngeen dem Bourda ak imam Moussa Fall mu nekk tey 3e jour Bourda bi lu jub ci borom bi la du dëng ci mat doomu aadama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Allah Allah Allah